asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy suivre sur Référence Actu ñu ngi leen di dalal ci seen plateau spécial plateau spécial ba nga xam ne ñu ngi ciy ànd ak koo xamante ne Sénégal yëpp bëgg nañ déglu kàddoom Sénégal yëpp ñu ngi xaar mu àddu muy Mame Goor Diazaka Mame Goor ñu ngi lay nuyu. waaw Cissokho maa ngi lay fay di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu internet yi nga xam ni ñëpp ñu ngi teewlu di déglu émission bi nga xam ni moom la ñuy def. waaw Mame Goor dañuy tàmbali tey dañuy tàmbali ñàkku mi ci wàllum Covid-19 bi tey nag président de la République semaine passée mercredi recevoir na 200 000 doses yaa nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci Chine nee nañ tey lañ koy tàmbali yow nan nga gisee loolu. waaw loolu li ma koy gisee mooy dama koy rafetlu benn di féliciter le président Macky Sall di ko encourager. parce que yore réew dafa metti rawatina nag réew boo xam ni comme Sénégal la mel xam nga Sénégal boo xoolee tey bu ñuy wax ci wàllu médecine buñ dee 16 millions d'habitants 12 000 yëpp dañuy doon ay médecins bu dee ci wàllu sport tamit noonu ci wàllu làmb ñëpp dañuy doon ay mbër ñi nekk ay entraîneurs ñi nekk ay analystes donc dafa nekk réew boo xam ni lu xew rek phénomène bu am rek nit ñi kenn ku nekk da ciy jóg di ci wane xarañteem mu nekk dëkk bu naxaree gérer ñu gis ni tamit virus bi Covid-19 bi mu amee Sénégal bi léegi ça fait léegi 1 an et quelque li mu fi rey ci ay personnalités dafa bari donc président bu fekkee ni dafa góorgóorlu ba indi vaccin boo xam ni tey buñ ko jëlee mën a dàq corona nit ñi mën a delluwaat ci seeni activité mënuñu def lu rafetlu ko. donc nag dañ koy encourager di ko féliciter. mais gis nañ ci taxawaay boobu nga xam ne. mais Mame Goor gis nañ ni sénégalais yi am na sax ay études yuy wax 50% sénégalais yi dañu xaw a sceptique ci ñàkk moom appel ban ngay lancer pour loolu. waaw appel bi may lancer sénégalais yi mooy dama bëgg képp koo xam ni sénégalais nga dëkk ci réew mi bëgg luy sàmm réew mi bëgg luy doxal réew mi nga dem nga ñàkku ci. parce que tey dañuy wax ni ñu bëri dañ ciy laqatu naan waaw tubaab bi dañu bëgg a rey tubaab bi dañu bëgg a def lii tubaab bi bu ñu bëggoon rey dañuy jël paracétamol ku sa bopp metti nga naan ko réew foo Efferalgan ku sa bopp di metti wala nga feebar da nga koy naan kon ñoom fii amuñu laboratoire bi defal ay comprimé ak yooyu bu leen neexoon tey ji bu fekkoon dañu bëgg a wàññi ci affaire pharmaceutique ci garab yi nga xam ne yëpp mooy ñëw fii ñi nga xam ne dañu am yeneen feebar yëpp garab yooyu ñu jaarale ko ci. donc il faut que nit ñi comprendre ni lii phénomène la bu am ci àddina bi yëpp réew yi ci àddina bi yëpp muy Amérique muy France ñëpp a ngi ñàkku kon nag ñun bu ñu yàlla jàppalee ñu am un président boo xam ni jàmbaar la mu góorgóorlu ba indil ñu dose yi nañu dem parce que maa ngi gis le ministre de la santé mu taxaw ni moom mooy volontaire u njëkk a ñàkku. mais ci loolu dama lay dog tuuti ci loolu gis nañ àdduna bi yëpp fu ñàkk mi dugg président de la république mooy njëkk a ñàkku mais fii nag dañu dégg le ministre de la santé mooy njëkk a ñàkku quoi. waaw xam nga loolu ministre de la santé dafa am xër boo xam ni depuis boobu ba léegi bi mbas mi duggee ci réew mi ba léegi ñëpp gis nañ taxawaayu Diouf Sarr dëgg neex yàlla mu nekk koo xam ni dafa taxaw taxawaay bu rafet. ci li ko président dénk peut-être xërëm moo ko pousse ci loolu mais man ba tey jii ba léegi nii ba fii ma toog nii dama jàpp ni ki nga xam ni mooy sénégalais bi njëkk a ñàkku le président Macky Sall. en tout cas tey la te déggagu ji président day ñàkku. non dina ñàkku ji président mooy njëkk a ñàkku. moo en tout cas moo war a njëkk a jël munoo jiite guerre ba pare dem di laqatu. en tout cas bu ñàkkoo midi 5 man ma ñàkku. nga ñàkku. voilà kon yow pare nga pour ñàkku. man je suis prêt. parce que tamit nit ñi nga xam ni ñoom ñooy les personnalité publique yi nga xam nit ñi dañ leen a xam ñoom ñoo war a encourager nit ñi muy ci wàllu sport ci wàllu musique ci wàllu politique surtout diine ci wàllu diine kilifa diine yi surtout ñoom encourager nit ñi jàppale leen ba nit ñi mën a dem ñàkku ji ci seen teyu bakken mais tamit dafa am ay sénégalais yoo xam ni dañ leen war a dénoncer mooy ñi nga xam ni dañuy toog naan waaw dañoo bëgg a piqûre pour ñu dee dañoo bëgg a piqûre pour ñu def lii tubaab yi bu ñu bëggoon rey paracétamol rek ku sa bopp di métti da nga ko naan mën nañ ko ci jàllal rey ñun ñëpp kon na nit ñi rafet njort te dem def li nga xam ni moom la nit ku nite war a def Mame Goor
sa diggante ak Macky Sall lan la lu tax ngay jàppale Macky Sall est-ce que da nga koy jàppale parce que daf lay jox dara parce que da ngaa bëgg poste wala lu tax nga jàppale président Macky Sall. man yaakaar naa su fekkoon dama ànd ak Macky Sall pour ma jox ma poste yaakaar naa depuis presque 2 ans et quelques maa ngi ànd ak Macky Sall di ko jàppale te ba léegi nii gardien sax nekkuma ko joxuñu ma benn poste kon ànduma ak Macky Sall pour mu jox ma poste ànduma ak Macky Sall pour mu fal ma ànduma ak Macky Sall pour mu may jox xaalis parce que encore une fois dama koy wax man je suis un musicien mais musique bu ñu koy wax dañ naan showbiz biz bi ngay dégg noonu mooy business yàlla dogal na nag man comme doomu commerçant laa ci commerce laa judd ci laa màgg àddina lépp commerce la bi ma demee ba nga xam ni def naa 20 ans de carrière commencé am maturité ci li may def ma créé sama ay société di liggéey bokk ci réew mi di am samay marché di ko gagné di liggéey est-ce que comprendre la bëgg expliquer mais man ànduma ak Macky Sall parce que damay xaar mu jox ma benn poste dama gis ni Macky Sall il est né c'est le président bi nga xam ni Sénégal bi ñu dalee am ay président ba léegi moom la ñu bokkal génération c'est il est né après les indépendances mu nekk nit koo xam ni Macky Sall loo ko mën a waxal ci àddina nit ku yaru la ku téye gémmiñam la Macky Sall lu ñuy wax doomu aadama lu ci lu ñaaw rek ay da ngay gis benn baadoolo bu tekkiwul dara di ko wax mais doo ko gis mu tontu doo ko gis mu wax di liggéey lépp loo xam ne xalaat nañ lu baax xool autopont yi fii Dakar. moo tax ñu fal ko moo tax ñu fal ko. waaw moom laa la moo tax ñu fal ko jox ko budget jox ko loo xamante juddoom. waaw mais am na régime bu fi nekkoon def fi 40 ans muy PS man damay jaar si digg bi. waaw fii man bi ma nekkee xale. moo tax ñu jëlee leen fi moom laa wax. moo tax ñu jëlee leen fi mais PS nekk nañ fi 40 ans ñun benn télé national numéro 1 moo fi nekk te télé bu sew la woon. Abdoulaye bi mu ñëwee am ay ouverture gas Ndakaar yëpp mu nekk président bu am ouverture. moo taxoon ñu tegoon doon jàmbaar doon liggéeykat. moo taxoon ñu tegoon ko fi mais formé doomam ñëw remplacer ko. ñëw gën a yaatal mbir yi. loolu moo tax loolu moo tax ñu fal ko moom laa la non mais ma wax la. soo ma posé question tamit da nga may bàyyi ma développé tuuti. Macky Sall dafa nekk nit koo xam ne dafa am vision. doon jàmbaar doon liggéeykat. te man gaynde laa. man dama koy wax encore une fois fii si écran yi ñëpp di ma xool. Macky Sall ànduma ak moom pour mu may xaalis te ñaanuma ko xaalis. laajuma ko poste. damay ànd ak moom parce que dama gis ni jàmbaar la liggéeykat la te nit ku yaru la ku am bàmmeelu biir la. parce que réew soo koy jiitee am na ñaawteef yu bari yoo xam ni mën nga ko garder wala ay wax yu ñaaw yoo xam ne warul jóge ci yow di dem ci nit ñi te dëgg neex yàlla nee nañ loo ko bañ ni nopp yi gudd na te mën na daw Macky Sall yaru na te nag ku nangoo liggéey la loolu moo tax ma ànd ak moom. loolu moo tax nga ànd ak Macky Sall léegi nag dañuy ñëw ci àlli kalet gi ndax wolof nee na lu defu waxu lu ay di jàmbat lii ay nag tey jàmbat ci jamono ji mooy affaire Sonko mu am kenn déggul Mame Gor Diazaka ñëpp naan ana Mame Gor Diazaka mais balaa boobu nan nga gisee lii ñuy tuumaal Ousmane Sonko. waaw si soo question bi ma posé nii yaakaar na ne Sénégalais yëpp moom la ñuy posé parce que à travers le net maa ngi gis ñëpp naan Mame Gor noppi bi mu noppi xam nga man sama papa dafa daan wax naan maan bàyyi fen moo gën julli te tey xama lan moo gën a garaaw ngay nettali sa gént bëgg a nettali géntu jàmbur lii xew nii affaire privée la man Ousmane Sonko contre ma ko encore une fois ku yàgg dégg samay sorties yi may def ci presse yàgg naa wax ni man Ousmane Sonko bañuma ko sa personne bañuma ko peut-être ni muy doxalee ci laa àndul su tegee loo xam ni du jaar yoon wala gisuma ni jaar na yoon ma taxaw weddi ko ni ko jaar yoon te bu ma ko weddee damay teg argument kenn musuma dégg ma saaga Ousmane Sonko kenn musuma dégg ma wax ko lu ñaaw yéenewuma ko kaso yéenewuma ko dee man nit suñuy jàmmaarloo damay jàmmaarloo ak yow positivement li xew ci biir néeg la xewe entre benn sénégalais bu góor ak benn sénégalaise bu jigéen sénégalaise bi génn ni am na lu ko métti am na luñ ko def mu dem fa mbaxana doone benn déclaré ko fa ka mu ko déclaré nekk koo xam ni askan bi ñoo ko fal jox ko mbalaanu kiirlaay mu ne wuyu jiw ma bis bu ma demee ba ngeen summi sama mbalaan dinaa dem wuy ji amaguñ ci lu leer pourquoi may gën di ko accuser naan lii pour kii man du ma def loolu parce que damay bëgg tamit fii VAR dafa am
loo fi wax tey bu subaa ñu tegal la film bi yaa ko waxoon kenn xamul suba lan mooy xew lenn tey jii mën na am tey jii bu ñu demee ba ñu jël moom ñu sumi milaanu kiraalam yóbbu ko mu toog ñu def confrontation mook xale bi mu wax xale bi wax la fay génne bu génnee bu fekkee moo nekk ci dëgg man Mame Goor damay am sañ-sañu génn ni ko Ousmane ci dëgg nga nekk bu fekkee ndaw si moo nekk ci dëgg ma génn ni ko ndaw si yow yaa nekk ci dëgg parce que dëkk dafa am yoon ba pare dafa am loo xam ni tey apprécié wu ma ko c'est Ousmane Sonko parce que tey mbiru 94 milliards yi bi mu ko fiy wax dafa taxaw ni diw ak diw ak diw dañoo sàcc xaalisu Sénégal muy 94 milliards mu ne man sama yaram day xasan sama yaram mooy laaj procès bu ma procureur woowee léegi ma dem wuyu ko léegi jox ko preuve yi léegi pourquoi ci problème bi yow nga nekk koo xam ni dafa am jeunesse bu la yaakaar Ousmane Sonko loo ko mën a waxal tey ji comme ni ma ko wax rek léegi xale yi bëgg nañ ko génération bi jox nañ ko bopp ñu ci bari parce que convaincre na leen ci ay waxam moom kon yow tey ji boo demee ba convaincre benn génération xale yépp am ci yow yaakaar yépp sopp la dëgg neex yàlla dafa am loo xam ni moom nga war a waxee dafa am noo war a doxee man problème bi ba mu amee ñu ne Ousmane Sonko dañ ko accusé de viol man Mame Goor de ma part personnelle gëw ma ko woon parce que dama gëm ni Ousmane Sonko ak li muy woote ibaadu la xam nga chaque jour mu ngi mbëkk gaa yi si njubadi parce que am na yoo xam ne tamit des fois mu wax ko mu nekk dëgg ci njubadi yenn gaa yi mais dëgg neex yàlla man bi mu amee li ma doon xaar mooy mu génn ni comme li mu waxoon rek parce que Mansour Faye wax na ko fi benn affaire mu génn ni ko tu as menti froidement wax fi lu nekk ma xalaat ni moom tey dafa waroon génn taxaw ni way kii du waxkatu dëgg fenkat la kàcckat la man Ousmane Sonko jomb naa sax sama tànk di dem ci milieu yooyu mais bi mu génnee wax ni moom dem na fa laa ne problème bi deetuma ci waxati comme moom nee na dem na fa nañu bàyyi ba xam wànnent nan lay mujjee ak ay bëtam su fekkee ni tey jii wuyu dina justice wax ak moom def confrontation ba ñu am ci dara bu boobaa dinaa ci mën a wax mais nag le conseil que je lui donne mooy moom président de la République du Sénégal la bëgg a nekk bu mu nangu kenn di jaar ci moom di wut buzz wala di jéem a taal Sénégal discours bi ñuy xaar ci moom xam nga mooy ban mu ne ñi nga xam ne ñoom la àndal dem leen ngeen toog borom dëj bi mën na jooy dëjëm man la ñu accuser am naa ay avocat am naa ay argument kii li mu wax du dëgg day fen su ma demee dinaa taxaw défendre mais bu toogee dégg ay nit parce que tubaab moo ni dama lay wax rek man dama lay wax li may wax nii sama xol laa ko tubee tubaab moo ni qui ne dit rien consent tey mënuloo am problème ak benn sénégalaise nga génn nga ni président Macky Sall moo ma comploté gars yi génn leen yéen da ngeen di yem ci ay réseaux sociaux di wax da ngeen a war a génn taxaw Macky Sall li mu bëgg a def ñun duñ ko nangu dañu war a taxaw jàmmaarloo ak moom réew tey ji bu fekkee ni da nga wax gars yi jóg leen ngeen jàmmaarloo ñu jóg jàmmaarloo yàq réew mi même yow réew mi boo ko jëlee doo liggéey ci defaraat rek ngay nekk donc le conseil que je lui donne mooy tey Nelson Mandela 25 ans lañ ko tëj kaso Afrique du Sud dafa ñëw jël réew ma tey way wu rafet la fa am kon moom il est jeune il est encore jeune dafa war a bokk ci li nga xam ne mooy ñëw réew mi ak lu mu métti même bu ñu ko doon jàpp di ko yóbbu ci kaso bi dafa war a xam ni dafa am benn devoir dafa am loo xam ne daf ko liggéey ci réew mi dafa am ay xale yoo xam ne tey jii seen xol Ousmane Sonko moo ci nekk tey jii bu jàmmaar laa amoon ci dëkk bi ay ñoñom duñ ci mucc kon moom chaque jour dafa war a joxe benn message boo xam ni message buy apaiser la ma koy wax nag di ko wax képp koo xam ni tamit yaa ngi def politique da ngay def politique di ko wax tamit ñi féete ci nguur gi parce que tamit nit ki waroo négatif taxaw rek moo ko def te fekke woo ko boo ko waxee waxoo dëgg ku ko mën a wax nag ñu fa rek nguur geeg ñëpp li am solo mooy am na ku ko jiiñ benn Sénégalais lu mu ko jiiñ nañu bàyyi ba justice def liggéeyam bu boobaa ñu xam nan la ñuy def mais yow taxaw rek yéene nit ki kaso naan dafa kii nit kenn waru ko yéene kaso nit kenn waru ko yéene dee lu nekk mën nga ko yéene nit ba mu des kaso ak dee te man dama lay wax sama tëraayu bàmmeel laa lay wax billaahi barke Serigne Touba Mbacke yéenewuma Ousmane Sonko kaso
mais Mame Goor yéenewu ma ko dee. mais Mame Goor parce que du sama ennemi politiquement la ñuy xeex. sa xam nga yow dama lay wax benn affaire man bu ñu tëjee Ousmane Sonko la ban njëriñ la ma amal amaluma njëriñ Ousmane Sonko taxul man ma am sama wërsëg. maa ngi am sama wërsëg Ousmane Sonko bu jekkoon sax dafa ñëw jiite Sénégal. manul ci man ñaar dërëm. parce que du ma sàcc du ma fen du ma wuruj du ma def njubati. et ça comprendre la wax nit doo ko yéene lu bon. sénégalais la tey peut-être def na njuumte wala peut-être defu ko am na sénégalais bu ko sénégalaise bu jóg. porte ko plainte parce que ñoom ñaar am na lu ñu seexoon ci biir néeg. waa léegi man lu ma ci wax Sonko yow kii nu mu tudd. Sissoko dëgg neex yàlla su ma waxee lu xewoon ca néeg ba rek mooy maa ngi fen parce que la fa xewoon moom ak xale bi rek ñoo ko xam. même que moom salon ba mu ngi nettali waaye la xew ca biir néeg ba Ousmane Sonko moo ko xam ak xale Adja Sarr bi nekkoon ci biir néeg bi amul beneen sénégalais wala sénégalaise bu ci xam dara nit nag mën nga far sénégalais day far te tamit ni ñu mën a mais présomption d'innocence dafa am. tey jii mën nga wax ni jiin nañ ko viol mais mën naa am defu ko mais tamit il faut que ñu xam ni ñun jigéen ñooy suñu yaay jigéen ñi ñooñu jur. Mame Goor ñu gis ni affaire boobu noonu dafa am ay évolution gis nañ ay ñooñu Ousmane Sonko jàpp nañ leen administrateur bu partem jàpp nañ ko jabaram nga xamante ne nee na sax moom du def politique jàpp nañ ko démb ci guddi Assane Diouf Guy Marius Sagna jàpp nañ leen te dégg nañ sax ñu ngay wër Clédor Sène loolu noo ko gisee ci réew boo xam ne réewu jàmm la quoi. waaw xam nga ni ma ko gisee moom mooy dëkk man Sénégal laa gis ay civil ay nit yoo xam ne ci askan bi la ñu bokk taxaw di défier état di menacer état di tiital askan bi tey jii nit dafa am loo xam ne da nga ko war a def ak loo warul def man dama la koy wax encore une fois chaque jour ma ni Guy Marius Sagna dafa jàpp ni moom mooy le gendarme de la nation ci lépp lay wax ci ñëpp lay wax te lu xew mu ne Macky Sall la amul parti politique France dégage moom mu ngi tudd Guy Marius Sagna tey bu tuddoon Ngañ Demba nga xam ne turu wolof la ñu xam ne kii Ngañ Demba la tudd. mais moom du wolof. waaw dama lay wax rek non comme dafay wax France dégage warul làkk français moom turu français la de Guy Marius Sagna turu français la yow nga tudd Guy Marius Sagna turu français nga yor ba pare nga ni France dégage ngay làkk français sa olof sax seetul noonu c'est pas normal xam nga lan mooy yoon tey nit mun nga opposer mun nga taxaw. mais tey jii audio bi ñu wax ni moom la ñu féete mu génn ba tey dig wala yoon dem di leen arrêté yow yaakaar naa yow mi toog fii di ma poser question te waxoo lenn loo xam ne war na mën a tax ñu sànq la wala ñu ñëw di la woo kenn ñëwul woo la il faut que ñoom d'accord naa nit mun nga def résistance ci beneen manière mais pas di woo nit ñi pour ñu génn ci mbedd mi pas ñu def lii yéenewuma leen nag encore une fois comme ni ma ko waxee rek ci Ousmane Sonko yéenewuma leen kaso yéenewuma leen dee mais il faut que ñu xam ne dëkk dafa am yoon dafa am loo xam ne waroo ko wax soo amee ay doom jur ay doom am na loo xam ne waroo ko wax te ñoom ñoo ñëpp ay responsable familial lañ am nañ jabar am nañu doom te ñaanuñu yàlla tey ji dëkk guerre civile wala yëngatu ci dëkk kenn xamul ci bopp ka ay du yem ci bopp borom te Serigne Abdou Lahad Mbacké dafa mas a wax ni réew mi képp ku ko bëgg a taal ci sa kaw lay tàkk donc nag dama jàpp ni bagage bee commencé tàkk seen kaw il faut que ñu changer esprit xam ni Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñoom ñëpp samay frère lañ su fekkee ni peut-être lii may wax nii même nit tey ñi nekk ci kaso yi sax dañuy am possibilité mën a xool ay interview wala dara samay frère lañ yéenewuma leen dara lu bon il faut que ñuy agir en responsable di wax lu baax di def lu baax nit ki mën nga ko opposer man maa ngi nii depuis des années maa ngi opposé Ousmane Sonko lépp lu mu wax loo xam ni jaaru yoon dinaa taxaw ni ko jaaru yoon mais kenn mësuma dégg ma saaga ko ndey kenn mësul dégg ma xas ko kenn mësul dégg ma wax ko wax bu ñaaw te day wax ba yeggal ma ne ko c'est pas vrai du dëgg lii ak lii ak lii mooy dëgg nit ñi xam ni yow tu es objectif mais mënuloo ñëw di woote violence ci dëkk fii def man nag may profité nag ci occasion bi di féliciter la police sénégalaise Ousmane Sy de le directeur de la police nationale sama mag la suma xarit la maa ngi koy féliciter di ko encourager keroog gis nañ ci manifestation bi mu amee benn policier bu gars yi xaañ bu metti ñi ko xaañ war nañ mun a xalaat ni kooku doomu jàmbur la papu jàmbur la rakku jàmbur la sénégalais la il est là pour la protection des sénégalais te sax seen frère la ñoom seen frère la ñoom kon kooku tey bu dara xewee kër Ousmane Sonko mu bokk ci effectif bi ñu yóbbu foofu
pour ñu def sécurité même gars yi bu ñuy sànni ay lacrymogène c'est pour disperser nit ñi ak maladie bi nekk ci dëkk bi di lëmbe dëkk bi affaire yooyu mais nit warul nekk ci kaw étage di ko touche mool ça veut dire que ki ko sànni mool bi jubluwu ci rek dàq ko parce que nit mën nga ko tiital mais boo ko viser bopp bi dóor ko ci ça veut dire que ni yow da nga doon jéem a rey nit ki. mais donc nag damay wax parce que gis nga police sénégalaise dama lay wax man je suis un homme public police sénégalaise ay jàmbaar lañu lu xew ñu nga fa te chaque jour ñu nekk ay victimes ci dara tey da ngay gis policier sax def dara benn sénégalais ñëpp ànd xeex policier bi ba waa policier bi tey ji coow internet wala télévision yi ak débat yi day tax mu perte postam occasion yi mel nii nag dafay baax pour que ñu encourager leen féliciter leen xam leen ni accident de travail dafay am comme ram la mais nañu gën a góorgóorlu gën a ñafe tamit amaat tamit gën a am tamit yërmande ci sénégalais yi mun nañu ñëw xam nga def lu ñu bëgg a def yëpp te duñu dóoree duñu gaañante ñoom tamit en même temps sénégalais yi comprendre ni ñii seen protection leen tax a jóg ñoom tamit ñu xam ni ñoom pour protéger sénégalais yi tax buñ ko defee rek coow du am jamaarloo du am coow du am mais da nga jàpp man dama gis ni est-ce que Ousmane Sonko ak lii xew justice bi jar naa wóolu ba nga xamante ne danaan toogle ñoo leen jël si ma yóbbu ma affaire yooyu léegi buñ ko bu waxee loolu ñu jël ko dem te aussi bu ñu fàtte ni c'est un homme politique te aussi en face il a des hommes sànq wax nga ko am na ñu bokk ci pouvoir ñoo xam ne nañ koy tëj moo ko def affaire yooyu te fekkeewuñ comme ci di fekkeewuñ mais ñooñu dañu ne dañ koy tëj léegi moom est-ce que nekkul c'est pas de bonne guerre mu ne gaayam yi bon comme politique la on va aussi faire la politique. Cissokho xam nga man yàlla dogal na ni léegi ma am 50 ans nekkatuma xale am naa confiance ci sama justice su dëkk parce que tey ji soo mënee dox fii taal sa oto dem kenn xaañu la kenn defu la addu kalpe du ñàkk nag mu ngi am mais nit ñu bëri ragal justice ak xam ni dëkk bi am na yoon moo tax duñ ko def am naa confiance ci sama justice su dëkk te jàpp naa ni tey ji ki nga xam ne moo jiite la justice sénégalaise muy maître Malick Sall depuis son arrivée man jàpp naa ni c'est le meilleur ministre de la justice qu'on a jamais eu. xamul tax ma koy wax. non même tax ma koy wax. ba mu ñëwee ba léegi mandat dépôt yi boo xoolee léegi dafa wàññeeku parce que moom bi mu njëkkee ñëw politique bi mu njëkk indi mooy politique gu mandat dépôt parce que fii da nga daan ñëw rek ñu ne benn xottu gerte réer na nga dem police gars yi ni kat tàppel la kay dem déposer la. dem kaso moo gën a dem ville de. très bien waaw gis nga tey ji am na ñu bëri ñoo xam ne tey dañu continuer di def banditisme xam nga lan moo ko waral. dañoo xuloog seen yaay seen biir kër. coow bu sew am ci biir kër gi ñu yóbbu leen police téye leen fa 3 jours déféré leen ñu dem 100 mètres daje fa ak ay ñu leen gën a ëpp expérience ñu jàng leen affaire ñu gën a nekk ay bandi nit kaso dafa war a nekk mit ci moom. boo ko téyee garde à vue muy tiit naan wéy ay suba dañ may jàllale après nga bàyyi ko mais boo xoolee maître Malick Sall depuis mu ñëw li mu njëkk a xeex mooy wàññi mandat dépôt yi. mooy profité ci occasion bi di ko féliciter ci loolu. beneen bi ci topp mooy tey boo xoolee dañ daan wax pakataas nit ñi dañ daan tegloo ci kaso yi mu ñëw kaso sobi kutaan bi ñëw mu ubbiku mu jaare ci moom ubbeeku désengor ni ñu koy waxee sax. désengorgé Rebeuss. waaw désengorgé Rebeuss. est-ce que comprendre la tey jii boo xoolee Covid 19 bi mu démarré rek léegi ça fait bientôt 1 an et quelque. toog nañ fi presque benn 7 mois boo xam ni dañu woon benn détenu lekk deetul jóge sa kër famille di ñëw ci kaso yi ndax feebar bi. dëgg loolu du dëgg. mais malgré tout ça ñi nekk ci kaso yi ñu ngi doon lekk. ñu ngi doon naan te lekk bu baax bu njëkk ba jagaan lañ daan xam nga jagaan lañ leen daan jox ay genre lekk yoo xam ni boo koy lekk sax da ngay constipé comprendre la mais gis nañ ni amélioré na gars yi lekk bi tane kaso nag neexul amul benn kaso bu neex ci àddina bi tey ji picc sax boo ko jëlee fii wutal ko vétérinaire di ko faj wutal ko kaaf di ko defal lépp sooy ubbi kaaf gi muy dem yoonam parce que liberté amul prix. ñu ñaanal tamit yàlla ñu nekk ci kaso yi tamit génn te bu ñu génnee ñu bañ fa dellooti. mais maître Malick Sall muy le ministre de la justice man dama jàpp ni c'est le meilleur ministre de la justice boo xam ni dëgg neex yàlla jàmbaar la boolewul dara ak wax liggéeykat la gis nga bërki dem affaire Ousmane Sonko bi mu am juge bi contacté tout dafa jël affaire yi dem yóbbu toog déglu léegi nag dafa am ñoo xam ni su leen dara arrangé wul rek ñu ne waaw justice amul si dëkk bi
yow mi nga xam ni tey jii encore une fois ma lay delloowaat question bi yaa ngi ci dëkk bi di dox sa soxla di xëy di def sa liggéey di wàcc di fayeeku toog sa kër amuloo benn souci mais munoo dëkkee tooñ ba pare. mais loolu la jàppee loolu li ngay wax nga ni dëkk bi li ngay wax li ngay wax ni en général homme politique la homme politique bu nekkee pouvoir justice baax na bu nekkee opposition ne justice baaxul. waaw mais xam nga tey jii yow boo nekkee pouvoir nga baaxal justice bi nga ni ñi nekk opposition tamit dañuy taxaw ni ñoom justice bi baaxul mais boo xoolee xam nga tey jii opposition ak pouvoir li leen di séparer xam nga mooy lan. mooy chaque jour kii opposé day jéem a fexe ba nga xam ni travail bi nga xam ni ñi nekk pouvoir ñu ngi koy def mu fexe ba nga xam ni sénégalais yi duñ ko gis. pour mu mën a ñëw place am. keneen ki dafa bëgg tamit liggéeyam ñu gis ko léegi nag dafa am ñoo xam ne dañ ci ëppal. ci ñaari côté yi. waaw ci côté bi mooy ñenn ñi nekk pouvoir des fois dañuy wane seen doole ba mu ëpp. mais dafa am ñu nekk ci opposition tamit ñoo xam ni tamit dëgg neex yàlla li ñuy def waxuma la sa opposition la mais genre réewande la. donc il faut que ñu comprendre ni fii Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. dëkk bu gis nga tey jii bu ñu xoolee sous région bi gis nga djihadisme li mu def ci Afrique bi yëpp boo xoolee ñun dëgg neex yàlla en matière de protection ay jàmbaar lañu. en matière de renseignement ay jàmbaar lañu te amuñu alal jooju. donc nag nañu fexe ba sàmm jàmm jooju nga xam ni moom la ñu jot a am depuis ñu nekk xale ba léegi. jàmm jooju mën a continuer ci biir Sénégal. Mame Gor sa dernier mot rek balaa ñu tëj. waaw suma dernier mot mooy maa ngi leen di remercier waa Référence Actu di remercier Sénégal yëpp di wax ni Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. di ñaan yàlla jàmm am ci réew mi. ñi tawat nekk ci hôpitaux yi yàlla may leen wér ñi nga xam ni tamit dañu nekk ci ay soucis yàlla jàppale leen et puis ñi nga xam ni tamit ñoo nekk ci pouvoir bi yàlla dimbali leen ba nga xam ni pouvoir bi mën na fi nekk Sénégal yëpp di ci gis seen bopp ñu nekk ci opposition bi tamit ñu toog di opposer rek Macky Sall moom nañ ko bàyyi rek mu liggéey Sénégal jëm kanam. profité nag ci occasion bi di lancer un message à ma sœur Coumba Gawlo Seck man je suis un artiste mu doon suma mbokk nag ci wàllu deret mu nekk jigéen ju mën góor doon jàmbaar doon liggéeykat ñafekat créer ay société ci wàllu way ci la jóge ba créer ay société ay sénégalais ak ay sénégalaises di si liggéey mu xëy nattu dal ko tawat ñu koy ñaanal yàlla jàppale ko démb laa bëggoon dem këram ñu ne ma dafa tukki elle est en Europe donc bu ñëwee incha allah dinaa ko seeti mais dama ni woon naa profité ci occasion bi lii mën na am mu nekk en Europe partout fu mu nekk dina ko gis mu xam ne man je suis de tout cœur avec elle suñu sœur la ndaanaan la moo ko way laa mën way laa xam way rek laa war a def yal na ko yàlla delluwaat baatam mu dellusiwaat ci ñun. salaam merci. jërëjëf Mame Gor mu nekkoon seen édition spéciale ñu doon dalal Mame Gor Diazaka ñu doon waxtaan ci li xew ci réew mi mbokk internet yi ñuy suivre ci Référence Actu ñu ngi leen di dig daje beneen jotaay.